salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëgg bu baax di leen sawdab di leen sawloof di leen wax naan tey jii waa Audace TV ñoo fi ñëwoon tey fii nga xam ne mooy école Boune ñu fas yéene woon ay jeunes yi nga xam ne dañoo am ambition bi nga xam ne tey jii pare nañ pour jàppale seen gox pare nañ pour jàppale seen dëkkandoo pare nañ pour def social pare nañ pour def lépp mu yéem ñu trop parce que tey jii jeunes yi ñu ngi booloo surtout tey dimanche ñu dem football yi di def leneen ñoo amuñu lu ñuy def lu dul dañuy ñëw si école bi fas yéene raxas classe yi defaraat affaire toogaay yi seen nañ leen sànq ñu ngi raxas duus yi loolu nag mu doon lu yéeme moo tax tey jii waa Audace TV ñëwoon fi tey ne pourquoi pas ñu defal leen loo xam ne tey jii ñëpp war nañ see mën a jàngee surtout Sénégal ak dëkk bi ñu nekk tey lu dul caaxaan ak yooyu foo lañ gën a tal kon nag ñu ngi fii tey si école Boune Audace TV topp leen ma woon leen gars yi lu ñuy liggéey. Setoi ni set si sa xeloi ni set si sa jofo ni setoi set luna lo ni bis dina ñëw musicien wut àdduna musique soxlawul frontière ni bis besooyi bes seetlu naa la ma yokk di la doole bis ku waay setooyi set si sa biro ni set si sa yaram mooy ni set lu sa xam ndondoy ni set buñ ko defee ni set buñ ko deful ni setooy set lu naaw la salaamaaleykum wa rahmatullah comme ni ñu ko waxee sànq rek tey ñu am benn soxna buñ fi dalal léegi dinañ ko bàyyi bu présenté boppam mu xam ne moom mooy kan comme ça ñu mën a dugg si question yi soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi di leen jox seen wàccuwaay di rafet ci contentement tamit ci teewaay bi. di leen sant di leen gërëm. waaw mën nga ñu wax sa tur. Aïda Seck. conseil départemental Kër Massar. Boune. maa ngi dëkk fii ci Boune. bokk ci benn association. développement. Pa Moussa Camara jiite ñu. ñu àndi ko suñu càmme ñu baax yi yëpp. te macha allah. loxoom jógul ci ñun. bëtam jógul ci ñun. xalaatam jógul ci ñun. ndax nag kaay ma may la jën. wóorul naa la woon ni ñuy nappe moo gën a neex. ndax asgor boo ko dee lebal
te xamul fu mu lay fay bu yàggee day ruus te Pape Moussa lebal nañu won nañu kon nag ñun ñu ngi ñaan yàlla am luñ ko fay te mën koo fay ndax nag miiru école bi kenn ku ci nekk xam nañu suñu doom yi fii la ñuy jànge parce que buun lañ dëkk am nañu maire am nañu ay responsable waaye nag maire moo yor compétence u gox ñun nag gisuñu suñu maire ci dara man Aïda Seck nekk conseiller gisuma ko ci dara Ablaye Timbo ma nekk conseiller gisuma ko ci dara man nag samay wax neexul parce que li nga dëgg la ndax nag man ku ma abali bët ma xool fa ko neex waaye ku ma abali bët yi du ma xool fi ko neex ndax mën naa ni benn secteur nga ñëw def ci dara benn commune bu nekk nga def ci dara parce que buun Kër Massar li moom bu dafa bari ñu ne lii compétence su maire la waaye maire dara. mais seen association bi ñaata at la durée sans. ah macha allah yàggagul nag waaye def na fi lu nit ñi coow ndax nag mu ngi ci miire école yi mi ngi ci setal marché bi mi ngi ci dimbale nit ñi ci ndox mi moom daal macha allah lépp lu ci nekk jox nit ñi ravitaillement jox leen dund bu doy dimbali leen ci seeni xew-xew ànd ak nit ci coonaam loolu rek la nit mënal nit ndax nit kenn du ko yenu te kenn du ko wane. parce que man aussi xaw ma ko mosuma koo gis yàlla xam na ni wallaahi yàlla moo tax mais mosuma koo gis mais damay dégg turam chaque instant damay dégg turam ba si mënd beeg ba si don yi nga xamante ne doon nañ ko joxe si période Covid bi loolu yëpp maa ngi ko doon dégg quoi mais moom ban ambition la am moom en tant que moom mi nga xam ne moo leen jiite. jàppale nit ñi ndax man du ma APR waaye nag képp kuy def lu baax boo ma woowee ma ñëw def ci sama loxo ndax bi ñu ko waxee li nga bëgg dañu dimbali waa Buun. dimbali waa Buun rek laa bëgg dimbali beneen commune bu dul Buun laa bëgg ndax ndimbal da ciy fekk loxol borom te Pape Moussa yamul Buun Pape Moussa mi ngi Sicap mi ngi Kër Massar gi maire ba dëkk mu suuf dañ toog moom ay mbagg bu ko dooree épaule mu door ko épaule te moom la waroon te defu ko Kër Massar mi ngi yëmbal nord mi ngi yëmbal sud te su ko neexoon ne Buun laa dëkk li may def Buun laa koy defee deful loolu kon dafa maasale kon bu ñu nee ndax diw baax na dañ naan déglul ba mbokk yi wax ko te ñun waa Buun nee nañ Pape Moussa baax na xam nga nit dafa jafe ndax boo gisul nit xamoo nit dama leeg fekkale àndutug ànd te man ñu bëri nee nañu du ma waxantu parce que loolu lu ma la ragal wax sa ginnaaw boo taxee ma wax la ko dooma doo dooma saaga dooma wax lu ma neexut mënu ma wax nit ginnaawam te du ma ko wax kanamam dama ni liy dëgg di dëgg di dëgg Pape Moussa bu bañee maire bi ñoo koy xëcc teg ko ci loxoom parce que mu nuy dimbali ci kattan ak sunu borom moo nuy won moom la ñuy gis gisuñu keneen ñu xamuñu keneen gisuñu keneen waxoon naa leen suñ benn interview bu ñu defoon marché Sëñ Fallou ma ni lépp lu état di joxe nañu dimbali di ñu ko joxe Pape Moussa ñun dinañ ko gis kii def ci dooleem bu ko état joxe mu joxe waaye kii def boo xamante ni kaale bool ak képp ci bool bi bu ko état joxe mu décote képp tëj ndax dimbaliwul nit ñi ci li mu am kon bu ko état joxe du mën a dimbali te loolu moo nekk ci suñu njiiti Kër Massar suñu njiiti Kër Massar ñaata budget ñaata la ñaata milliard la gisuma benn miir bu ñu raax ñu ne maire moo ko raax gisuma benn lu ñu tabax ñu ne maire moo ko def waaw moom fu ko maire teg su ko naqaree na ma woo téléphone maa ko wax te duma ci daw ndax man mëneewu ma wax di daw ndax nag man mii jëri jor nda lay sama mënu ma wax di daw su ko naqaree na matt bakkanam defal nañu dara gisuñu daraam ki ñu gis daraam nag koo abali bët mu xool fi ko neex Pape Moussa lañu gis macha allah wasalaam. kon merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal. waaw man su may kàddu dama koy accès si vraiment kàddu yu ngërëm au nom du directeur ak équipe pédagogique bi nekk si école bi ñu ngi xamal fédération bi fédération des acteurs pour le développement de Boune ni am nañ mbégte am nañ contenté te ñu ngi leen di remercier infiniment di leen féliciter. parce que commencé woo leen si investissement humain bi ngeen dooree seen activité li jëmale ko si wàllu pédagogique j'espère que du année 2020 bi booba léegi ngeen œuvrer pour le développement de l'éducation bi si mujj avec l'affaissement du mur de l'école toog nañ fii vraiment fu ne ñu dugg fa pour que ñu si jàppale parce que dafa demoon ba nekk insécurité si non seulement si élèves yi mais si population riveraine yi mu doonoon mur boo xamante ni li ko waroon construire vraiment le coût était un peu élevé
au point où l'école n'était pas en mesure de le prendre en charge. Alors bu ko fédération bi yéegee ñoom automatiquement ñu réagir ñëw jël en charge intégralement la réfection du mur. Loolu l'équipe, le directeur et le personnel enseignant bi fi nekk les parents d'élèves ñu ngi leen siy gërëm di leen si sant. Loolu doyul fédération bi ñëwaat jëlaat en charge la réfection des toilettes ñu ngi si les travaux sont en cours. ñu yaakaar ni foofu lay yem ñu ne donc on va organiser une journée d'investissement humain, une journée de nettoyage pour élèves yi bu ñu ñëwee le jour de la rentrée ñu mën a appliquer loolu ñuy wax ubbi tey jàng tey. ñu ñëw rek dugg classe mu doon lu am solo mu doon loo xam ne aussi yàgg nañ fi mais ñu ngi koy soog a gis te di ñaan yàlla aussi mu doon loo xam ne dañ koy pérenniser lii doon donc la première édition. mu doon lu am solo si wàllu quantum horaire li ñuy wax quantum horaire parce que élève bi bu ñëwee fekk école bi tilim il est obligé mu toog xaar donc bu ñëwee nag fekk lépp pare mu dugg classe foofu dina gagner ay heures donc loolu la ñuy wax quantum horaire te loolu dafa am solo si enseignement apprentissage yi dafay dina permettre ñu terminer programme bi dina permettre aussi ñu atteindre les objectifs escomptés donc loolu am nañ si mbégte am nañ si contenté boo xamante ni xam nañ fu mu commencé mais xamuñu fu mu yem. di rafetlu aussi cadre bi ma jox man je suis le vice-président du collectif des élèves étudiants et professionnels de Boune. Je représente ici le président Boubacar Diémé et je parle au nom du collectif. En tant que jeune ñu may lancer appel sama morom Bounois jeune Bounois mooy ñu ñëw impliqué wu ci collectif bi ak ci fédération parce que deux organismes yu nekk ci dëkk bi yi nga xam ne du ma ne amul yeneen organisme yu fi nekk mais lu ñuy liggéeyal gox bi gisuma benn organisme bu ko nekk di liggéeyal gox bi ainsi que ça soit ci côté social pédagogique ak yeneen volet fédération moom dëgg la dañ koy sant ndax heure bu ñu ko soumettre suñu requête mu ñëw jàpp ci avec une bonne manière. Récemment il y a la construction du mur qui est tombée depuis le 2 juin on a fait pas mal de requêtes mais moom bañ leen saisir rek automatiquement ils ont réagi et ils nous ont aidés pour construire ce mur. dañ leen di féliciter aussi di leen féliciter aussi ci journée bii nii ñu jàppale aujourd'hui tey aussi parce que c'est pas aussi une chose facile parce que organiser une telle journée de ce genre-là c'est pas réservé à n'importe qui di leen féliciter di féliciter aussi toutes les Bounois qui sont ici présents di leen remercier au nom du président je remercie aussi toute la population Bounois aussi merci. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen remercier ci seen teewaay fii nii. di remercier encore sunu collègues ak partenaires yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw fii nii jàppale ñu di remercier encore honorable Tena Senghor yi nga xam ne moo nekk sama wet nii ñëw soutenir ñu ci journée bi nga xamante ne moom la ñuy organiser nii bon journée bi du lenn nag loo xamante ne tey mën nañ ko wax ci lu génn développement c'est parce que tey dañoo jàpp ni béy ci say weey tànk te comme yàlla daf ñoo may aussi tamit ñun ñu nekk ak sunuy rakk nekk ak sunuy ndaw aussitôt tamit mu am benn collectif des élèves étudiants bi nga xamante ne moom moo nekk ci secteur bi nii am initiative aussi tamit tey organiser lu mel ni ñun mënuñu lu dul tey par exemple ñu ñëw taxawu leen jàppale leen ci lii nga xam ne moom la ñu mbëbët nii mais aussi tamit di remercier population Boune yëpp c'est parce que tamit lii yombul ndax kenn ku nekk bu toogoon këram je pense que mënoon nañ dem uti ay nit feneen ñu ñëw jàppale ñu ci lii ñuy def nii mais ñëpp a engagé wu ñëpp a génn ñëw taxaw jàppale ñu rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk membre fédération bi aussi tamit kenn toogul sa kër ñëpp a tëj seen kër yi ñëw toog fii nii ànd ak ñun ci liggéey bi ñuy def nii aussi yombul mais di leen wax ni tamit lii du hasard c'est parce que tamit ñun ñëpp ci lii la ñu jaar balaa ñuy tey nekk lu ñu nekk nii je pense que xale yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk suñu kanam nii nekk ay ndaw suñ leen formé wul préparé leen ci lii ëllëg yaakaaruma ñu am ñu mën a def lu mel nii ndax éducation je pense que dañuy naan tey éducation dafa nekk lu vaste tey di nga jàngal nit ci fànn bu nekk ci mbedd sax di nga ko jàngal ci biir cours di nga ko jàngal mais si ay acte tamit day jàngale je pense que acte yooyu noonu tey mënoon nañu yem toog di leen ko conseiller ñu yaakaar ni tey mu ngi dugg seen bopp mais dañoo ànd ak ñoom tey ñëw sur le terrain jëf ak ñoom ñu gis je pense que loolu dina nekk loo xamante ne dina des ci seen anal te dina leen mën a permettre à l'avenir aussi tamit ñoom ñu mën ko defaral seen bopp ndax ñun nekkuñu fi éternellement pour continuer ko mais je pense que lii lu benn durée bu déterminé la
xam nga boo xamante ne tey war nañ mën a ànd ak ñoom ñu ànd ak ñoom jàppale leen ci li nga xam ne moom mooy seen bëgg-bëgg pour wan leen yoonu réussite tamit nan la mën a nekkee ndax réussite da nga koy def ak développement da nga koy def aussi ak engagement da nga koy def ak détermination te yaakaar naa ñun si loolu lañ leen bëgg a gunge noonu ñoom ñu gëmal ko seen bopp.